Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Niass xam ngeen ne moom mooy secrétaire général bu RADDHO ngir rek ñu amal ab waxtaan wu yaa Sadikh Niass maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop. tey mu mel ni ñëpp ngi xaar njiitum réew bu Sénégal ñeel li nga xam ne rek war na koo jël mu di ab dogal du koy wéyal am déet lu mu ci mënti doon sa jàngat ci loolee lan lay doon. waaw maa ngi lay gërëm di gërëm téléspectateurs yëpp. comme ni nga ko waxee tey moom ñëpp a ngi toog di taaxirlu di xaar. may nopp président de la république. pour mu wax ñu lu ñuy waxee mu firi ñu wala mu lettuñu maanaam comme fukki fan ak ñaar la ko yoon mayoon ci constitution bi ci loi bi ñuy wax 69. pour mu def décret état d'urgence bu am couvre-feu. fukki fan ak ñaar yi jeex na démb dimanche bi la jeex à minuit. kon tey mun nañu ne ñu ngi koy xaar bu dee daf koy prolongé wala daf koy yemale fii. waaw loolu moom lu ñuy xaar la ban décision la ci war a jël nag war nañ ci gaaw wax ci ak nit ñi pour nit ñi mun a fireeku. ñu xam naka la ñuy toogee. waaw bu dee tey dañoo war a effectivement amaat beneen couvre-feu te loolu sax dina ma xaw a jaaxal ndax ba léegi effectivement président saisiragul assemblée pour ñu yokkal ko. ndax moom loi bi lu mu wax. bu 12 jours yi jeexee dafa war a demaat assemblée pour ñu mayaat ko weer. ñu mayaat ko mu yokkaat comme demul nag ba léegi mun nañu xalaat ne xëy na dafa am leneen lu muy xaar wala ñu ngi ci seeni waxtaan. waaye daal mbir yi war naa gaaw ñu firi. wala ñu lett askan wi ñu xam ci ban toogaay la ñuy toog. yaa ngi koy wax loi 69 xam nga ne am nañ ci ay coppite yoo xamante ni daal nañ koy def ci wàll wi ngir jox ki nga xam ne moom moo di Macky Sall mu am sañ-sañ ci lépp lu ñeel wàllu dem ak dikk askan wi te du jaar fa nga xam ne moom moo di ci assemblée nationale mu mel ni loolee itam am na ay kàddu yoo xamante ni bëgg ngeen ko cee biral depuis ñu koy voté ci assemblée am na yenn ci ay kàddu yoo xamante ni yéen a ngi ko doon biral ci loolee. waaw ñun kay liñ si waxoon moom ba léegi ci lañ nekk. mooy dañoo xalaatoon ne. comme modification boobu ñu def. ci loi boobu. dafa nekk lu diis ci ñun. mënoon nañu rek. alors def ko ci beneen loi. boo xam ne loolu rek lay toppatoo. mbirum urgence sanitaire. ndax lii du état d'urgence. loi bi. luñ ko modifié dafa indi li ñuy wax 3e régime. maanaam dañoo am état de siège. état de siège moo gën a diis. ñu wàññi tuuti am état d'urgence. état d'urgence xaw naa diis na sax ndax dañuy limiter ay. xaw naa yolam par rapport ak état de siège. par rapport état de siège. léegi nag am beneen régime bu ñu bëgg a indi. boo xam ne du doon état d'urgence ñu bëri ñu ngi koy jaawale naan état d'urgence loolu du état d'urgence urgence sanitaire la. boo xam ne ni jarul ñuy waxu état d'urgence dafa diis doon loo xam ne chaque fois da nga koy yëkkati. te mbiru mbas yi dafa nekk yoo xam ne ni léegi gis nañu ne day commencer di yàgg ndax ba ñuy waxee corona léegi mi ngi bëgg a jege at. loo xam ne dañoo wax ñaari weer na mu jeex ñu dóor mu daanu. fekk affaire bi demeewul noonu. maanaam at mënoo si dëkk rek di def ay état d'urgence ay état d'urgence loolu mënu nekk moo tax ñu ne. ñun si suñu rapport bii ñu defoon. ci lañ ko njëkk a recommander avant président di ko def. ñu ne laaj nañu am dinaa la bàyyi rapport bi laaj nañu am loi boo xam ne dina régler 3e régime boobu nga xam ne du état d'urgence du état de siège urgence sanitaire la rek koo xam ne ministre de la santé ak ay équipe am mun nañu toog ñu saytu ba xam ne lii am na urgence sanitaire ñu loi may leen ñu saytu ay yoon ak ay pexe yu ñuy jaar ba xeex ak mbas mi wala di xeex ak catastrophe naturelle. mesures yi ñu war a jël dañ koy def ci loi bi ñu wax ko ba mu leer. te day nekk mesure du ñu nekk ci régime d'exception comme li ñuy wax du nekk régime d'exception régime normal lay doon rek. comme li nga waxee préfet nga demandé marche mu interdire ko wala mu bañ ko interdire. noonu lay demee bu ñu jëlee mesure tam du tere mën nga ko yóbbu attaquer ko. donc nekkul régime d'exception moo taxoon ñu ne jarul ñu koy roof foofu nga xam ne day indi problème
day gis nga wax ji ni mu bëree nga xam ne am na ci waaw wax ji si amat ñenn sax ci ay suspicion yi fi amat yeneen suspicion yooyu yëpp liñ ko dugal foofu moo tax parce que foofu ay régime d'exception la état de siège état d'urgence du ay régime du ñu nekk ci régime normal mais régime d'exception day baax dañoo waroon def loi boo xam ne du loolu dara ak loolu ñu bàyyi lële mu nelaw comme nu mu daan nelawee depuis ay temps wu Senghor rek kii ba ñu xaar lu ko jar comme gisaguñ ko ñu bàyyi loi boo xam ne vraiment bu nu konoon dinañ mën a jël ay mesures yoo xam ne nii dina limiter propagation feebar yi te dul ñu àgg ci ay état d'urgence ñun loolu la ñu waxoon waaye tey nag comme def nañu ko il faut aussi président mu promulguer loi bi door ko mën a utiliser comme promulguer guñ ko publier guñu ko fu mu ne nii munu ci dem donc il faut mu dellu assemblée pour ñu yokk bu dee nag day arrêté fii mu arrêté fii mais nañ ko wax ba nit ñi xam daal d'accord day ci baax mbokku téléspectateurs yi am ak ràññee ci dogal yi nga xam ne ñu ngi koy jël fii ci réew bu Sénégal ci loolu itam war nañoo mën a taxaw ci politique wi nga xam ne nguur bu Sénégal def na ko ñeel xeexu mbas mi sa gis-gis waaw politique yi ñun tënk nañu fi yëpp ci gestion Covid bi ak mesures yi ñu jël yëpp am na ci yu bëri nag dañoo limiter ay liberté ay jalgati ay àq ak yelleefu doomu aadama am na ci itam yu baax yu xam ne par exemple li ñu doon xeex ak xale yi nga xam ne ñu ngi doon taxawaalu ci mbedd yi retrait des enfants yooyu yëpp nekkoon na ay mesures yoo xam ne nii salué nañ ko même bu dee dañu dem ba ci biir ñu indiwaat ay yeneen doxalin yoo xam ne mesures yooyu gisuñu njariñ gu bëri gisuñu ci njariñ waaye amoon na ay limitation comme lu mu mel ni ci prison yi ni ñu leen tëje woon ba nga xam ne avocats yi sax pour ñu accéder ci seen ay clients dafa jafe woon waxatuma nag parents yi waxatuma ak dund gi nga xam ne daana jóge ci biti du dugg foofu yëpp gisoon nañ fa ay limitation yoo xam ne ni dafa sévéroon ba mu ëpp si ñun gisoon nañ ko tamit ci interdiction des manifestations yoo xam ne profité nañ si interdire ay manifestations yu bëri pour ñun yooyu tamit dafa xawoon a ëpp ak li nga xam ne dañu xawoon a confiner assemblée institution yi comme justice am na benn moment dañu taxawoon sax ñu ne amatul ay procès yooyu demoon nañ heureusement dañ dem ba si digg bi ñu arrêté loolu ñu continuer liggéey bi parce que institution yi mel noonu kenn waru ko taxawal justice bu taxawee rek dina am ñoo xam ne dinañ jalgat seen àq ñi ngi ci kaso yi di xaar ñu àtte leen te fekk sax defuñu dara bu boobaa ñu aj ko day indi lu métti si ñoom moo amoon tamit assemblée nationale li ñu doon wax ñu ne ñëpp waruñu teew dañu war a def ay plénière yoo xam ne dañuy tànn ñenn ñu war a ñëw ak ñu warul ñëw loolu ñun gisoon nañu ne ay façon la yoo xam ne day limiter action parlement bi assemblée nationale bi leneen itam loo xamante ni war nañ cee mën a àddu boobaak léegi mu ñeel wàllu vaccin bi nga xam ne moom lañ war a indi comme saafara ñeel waame mi nga xam ne moom moo gane si àdduna woon nga këpp laay wax gis nañ polémique bi nga xam ne am na ci ñu bëri ci askan wi di wax ne que ne communication bi nga xam ne nguur bu Sénégal war na ko def ci wàll wi def ko loolu moom toujours problème communication day am parce que lu am solo la communication bi su jaarul yoon rek nit ñi dañuy am xel ñaar ci affaire vaccin parce que yàgg nañ ko sax avant Covid bi sax daa nga dégg ñu ne ñii dañuy vacciner nit ñi pour dootuñu am doom ñii dañuy vacciner ku ci nekk yaa ngi xalaat ne boo yóbboo sa doom ñu vacciner ko te dina limiter ay njuram wala dinañ def ni dañu ne am na politique yoo xam ne ci Occident dañu ne dañuy wàññi nit ñi ñuul ñi yooyu yëpp ay xalaat yoo xam ne la dañoo war a gindi nit ñi si yooyu te loolu pour ñu def ko dañu war a communiquer ak nit ñi jaarale ko fañ ko war a jaarale kilifa yi nga xam ne ñoom nit ñi ñu ngi leen di déglu dañ leen si war a dugal ci mbir yi bu ñu demee ba ñoom ñu am ci confiance ba ñi leen topp mun a topp ci kaw am confiance ci vaccin parce que vaccin bi boo ci amul ak nu mu doxee nga xam ne dafa gaaw lool ci vaccin ñaare dañ daan def ay ati at pour étudier benn vaccin def ko tester ko ba xam baax na am déet xool effet yëpp bii nag mun nañu ne loolu yëpp amuñu jot def ko ndax mbas mi ni mu bettee àdduna bi am na ci tamit ay concurrence ci vaccin yu bëri chinois bi russe bi vaccin nii vaccin na Pfizer ko si nekk génne sa vaccin mu mel ni ay concurrence yooyu yëpp day indi ay xel ñaar si nit ñi moo tax mu laajoon communication bu am doole bu cohérente ñu jaarale ko tamit fañ ko war a jaarale ba nit ñi mun a am confiance
ci vaccin. mu mel ni sax communication bi nga xam ne ñu ngi ci àdduna comme quoi que jaarul yoon moo tax ñu bëri ci askan wi ragal même li nga xam ne moom moo di vaccin bi. dañuy taxaw ci leneen des ak yow ci la jotaayu xibaar waaye dañ koy wéer rek sànq maa ngi leen ko doon wax mbokk yi njiit bu Horizon Sans Frontières nag jamono yi nag ñu ngi ko placé garde à vue ni ki tey jii daañ ko déféré ca parquet bu ñu sukkandikoo ci Amnesty International section Sénégal li mu xamle moom moo di loolee nag foqati ak yelleefu ko doomu aadama ci fàttali kay nag ki nga xam ne moom moo di Boubacar Seye ñu ngi ko rek arrêté woon ci guddik ajjuma foofee nga xam ne moom moo di ci aéroport international Blaise Diagne ginnaaw bi ma doon addu ci lépp lu soxal wàllu financement bu Union européenne bi mu jagleel it kay candidat bu immigration clandestine daañ ci dikkaat loolee itam nu mu gën a yaatoo ñu des ak yow ba tey en tant que li nga xam ne taxawul nga ngir daal di xeex lépp lu ñeel bu ñu foqatee ak yelleefu doomu aadama fekk fàttali rek ne yaay secrétaire général bu RADDHO ate bi nga xam ne wala boog jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko Boubacar Seye. waaw ñun ci jàpp boobu dañoo réagir ñun ñëpp ànd ko organisation ñi sàmm ak yelleefu doomu aadama yëpp dañ ko ñaawlu ndax ni ñu ko doxalee sax dafa mel ni kuy jàpp bandi si aéroport ndax nit ku mel ni Boubacar Seye am famille am njabootam ñu xam ko ci réew mi mun nañ ko sax bu ñu koy interpeller sax mun nañ ko gën a rafetal daal bu dee am na loo xam ne ni wax na ko ci détournement ak ñoo xam ne ne xam na leen ñi ngi dugal seen loxo ci mbir yi dañ ko war a woo ci moom sax loolu sax day dimbale pour man dafa war a dimbale justice pour ñu xam effectivement bu dee loolu am na ñi ko def ñu mun leen a ñu mun ko saytu bu dee tamit loolu mu wax ci affaire xaalisu Union européenne bi ci affaire immigration bi gis nañu ne xaalis bi ay milliards la depuis 2005 ba léegi boo ko xoolee tamit kenn defu si ab taxaw seetlu ay milliards dañoo war a taxaw seetlu ba xam saytu ko ndax fañ ko dugal foofu moo gënoon wala fan moo gën ndax bu ñuy xeex ak immigration dañoo war a xool aussi budget yi fi ñu koy def ndax jaadu na wala jar na ko wala jaru ko loolu yëpp ci évaluation nga ko mën a am saytu xayma li ngay liggéey loolu rek daanaka ci la leen doon woo pour ñu toog xayma moom ñu defoon ko daal ci anam boo xam ne nii dina sàmm ak yelleefam ndax moom tamit défenseur droit de l'homme la am na réew yoo xam ne tey dañoo am sax loi boo xam ne day protéger défenseur day maye sax défenseur des droits de l'homme munoo ko bunduxataal ci yenn bunduxataal yi ci yenn position am yoo xam ne nii effectivement waxuñu nag ne dañ koy extraire à la justice loolu moom ñun ñëpp ay justiciable lañ mais dafa am ak yelleef yoo xam ne dañ ko war a may nit ki ñu xool ba xam présomption d'innocence yooyu yëpp bëri na daf ci war a dugg ñuy àddu ci réew mi ñu leen di jàpp di leen tëj tey ji bu fekkee dañuy def ab taxaw seetlu maanaam ci liberté d'expression maanaam askan wi di wax sa xalaat ci loolee Sénégal fan la ci toll ndax itam ñu ngi leen di bàyyi ñuy wax heure bu leen soobee seen i ay yëkkati seen i ay kàddu sans pour autant que ñu daal di jalgati lépp loo xamante ni waruñu ko woon def. waaw boobu moom mën naa ne position bi xaw naa gàllagoo si tuuti. ndax réew mu xam nañ ku nekk xam na ne Sénégal moom réew la boo xam ne nii. nit ñaa ngi wax sa xalaat yi chaque jour nit ñaa ngi wax rajo yi ñu ngi wax télé yi ñu ngi wax. wante daf ci am waxin yoo xam ne nii du moins secteur boo xam ne boo ci waxee ñaare du ñu nangu nga ciy wax mu jëm ci politicien wala mu jëm ci yenn ay autorités yi nga xam ne gis nañ leen fii mu nekk ay autorité mun na nekk politique comme mun na nekk tamit religieuse sa xalaat foofu moom da nga koy war a yemale parce que am na noo ciy waxee alors mun nañ laa indil bundu xataal waaye nag ci yeneen aspect yi mun nga wax liberté boobu am nañu ko mais liberté bi nga amul daal mooy yenn autorités yu magee mag a mag ci politique tout à fait ak ñooñu moom doonu lu la neex rek nga wax dëgg la ñu lay jaajëfal bu baax a baax moom Sadikh Niass may fàttali rek ne moom mooy secrétaire général bu RADDHO sa kàddu bu mujj. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm média yi mel ni TFM nga xam ne bu situation yi jafee am ci réew mi ñoom dinañuy gindi lu bëri
nit ñi ba nga xam ne dinañu mun a xam seen taxawaay ndax loolu am solo la. liggéey bu ngeen di def nii liggéey bu am solo la te day dimbale. ñun tamit ñun ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci àq ak yelleefu doomu aadama da ngeen ñuy dimbale bu baax. di nekk suñu ay point de relais yoo xam ne dinañ si mun a jaar di jokkoo ak ñi nga xam ne mooy askan bi. jërëjëf loolu moom mooy suñuy itte groupe Futurs Médias mbokk yi ñu wëyal xibaar yi.